asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen jaajëfal di rafetlu vraiment teewaay bi ngeen teew fii muy dëggal rek aussi ni parti bi laloo mooy le don de soi pour la patrie parce que ñëpp a xam ni fi ngeen jóge sori na lool mais lii ñu tax a ñëw fii dafa nekk loo xam ne jaral nañu ko mooy lu intérêt Louga intérêt Sénégal intérêt Afrique ci la ñu nekk. tey nag bu ñu wootee nii c'est parce que dañoo gis ni ci ñu Louga gi ñu nekk di fi yëngu ci Pastef am na yëngu-yëngu am na lu tax fu mu waroon a àggu fa ci problème yooyu tey moo tax ñu woo leen fii pour expliquer leen ko muy la section communale de Louga section communale bu Ngidji la ak la coordination départementale ci Louga ak problème yi ci am. ci loolu nag danañ njëkk a jox parole sunu frère Ndiak Sarr mu wax en français le discours en français bu paree ñu jox sunu frère Abbas Boubou Ndiaye mu traduire ko ci olof. suñu paree aussi parce que problème bi aussi dafa àgg ci Ngidji la ñu doon jox bu paree suñu frère Mbaye Lo mu expliquer problème nan la demee fee ci Ngidji la su paree mu jox le coordonnateur de la section communale de Ngidji la Meïssa aussi mu expliquer waa Thiamène aussi teew nañ fa ñoom it danañ leen jox parole ci turu Lamine Cissé dana wax ci seen tur. am nañ aussi suñu frère bu ñu rejoindre Pastef tey da bëgg a def déclaration muy Jamil ñëpp xam ko ci Louga grand suñu frère Jamil war na def déclaration pour wane ni dugg na ci Pastef loolu daal moo tax tey ñuy wote ñu rek ñaan yàlla defal ñu jàmm ñu tàmbali si bisimilahi rahmaani àggale ko ci alhamdulilahi rabi alamin dafa am échec total bu mu def ñu xam ni kii mënul yóbbu fenn parti bi te comme ni ko Jaxate waxee mbir mi xëy na yàgg na mais dañ noonu foog ñu bàyyi ba élection présidentielle yi jàll ñu doog cee jublu parce que moment boobu quand même c'était pas le moment opportun donc loolu déjà dafa am. ensuite ci wàllu social nit ki ci boppam comportement yi jàpp nañ ne patriote du ni mu njiitu patriote rawatina du comportement moom bi mu am la war a am di saaga nit ñi ci réseaux sociaux ubbeeku woo kenn mënu laa dugg tey Louga boo nekk coordinateur Pastef kenn xamu ko honnêtement parlant nañu wax dëgg kenn xamu fi coordinateur Pastef dañu yaakaar sa Abbas Boubou Ndiaye mooy coordinateur Pastef Louga koo wax mun la Abbas te Abbas responsable massification kese la pour te dire que donc kon li ko war defu ko maintenant nag après nag ci la ñu ñëw ci les réalités sociales tey Ousmane Sonko quand il vote il va voter à Ziguinchor Birame Souleye Diop l'administrateur du parti il va militer à Thiès El Malick secrétaire national il va militer à Daara Jolof Bassir Diomaye il va militer à Ndiaganiao donc ku nekk da nga dem sa gox parce que dañu soxla nga am base dem fañ la xamee fa ñu suul say maam fa nga am say bokk Aliou Fall bokkul sa ci fii ci ASC mënul mobiliser benn jeune mais kon kooku xam nañ ne mënul jiite parti bi donc loolu c'est une réalité du affaire de beddi du affaire de sis du affaire de quoi que ce soit affaire de réalité la c'est tout simplement ça voilà. nekk responsable massification ci section communale bu Louga tey nag yàlla dafa def sax naru ma woon sax ñëw ndax dama am décès waaye nag dafa di lu la amal njëriñ wala dëgg bu jotee rek dangaa war a ñëw wax ko rek ndax boo ko waxul fa nga ko war a waxee bu weesoo rek dootoo ko mën a waxati te dañu toll foo xamante ni si il faut ñu wax dafa jot ndaxte bi ma déggee ay saaga yu jóge ci ay kilifa yoo xam ne dañu ñoo ñuy jiite fii ci Louga ñu dégg ay wax yu ñaaw ay tam dëmm ngeen baal ma mu jóge ci ñoo xam ne dañu ñoo ñu jiite man ñooñu mënatuma leen reconnaître comme njiit rawatina nag mu jóge ci ku jigéen muy soxna Aliou Fall di suñu coordonnateur ma dégg aussi ay saaga yu jóge ci Aliou Fall ma gis jamono yi weesu waa section communale di liggéey bu am solo fii ci Louga di massifier di teg ay cellules di teg ay section Aliou Fall ak ñi mu àndal lu ñu teg ñu invalidé te yaakaar naa ne Olof Njaay moo ni bu fukki nit di gas fukki nit di suul paxay bëri rek waaye pënday bëri rek waaye pax du fa am. mais bu mu la jàppee xale kon dañuy daal di bokk ci cour des grands yàlla moo koy dogal li ñu bëgg nag ñun cib ànd lenn dong la ñu fexe ba intérêt yi nga xam ne nii ndaxte amul benn liggéey boo xam ne nit a nga koy liggéey te séntu ci intérêt mais intérêt ba bu mu nekk intérêt Mbaye Lo na nekk intérêt ñi nekk ci salle bi yépp ci waxin mooy fexeel ba intérêt bi booy génn sa kër ñu xam ne yow mii kat bàyyi nga fi dépense ba loo mën a wax nit ki maanaam mu mën laa déglu mais dama leen di laaj est-ce que yow sa kër boo fa bàyyiwul dépense boo joxee benn conseil xale yi danañ la déglu parce que amuñu luñ lekk dañoo xiif dañoo mar gis nga nag dañoo sonn ci jàpp nit ñi otage
réew mi niñ ko yoree baaxul pour ne pas aller plus loin nag dañuy commencer fi ñu war a commencer mooy fi ñu nekk li nga xam ne ni moo nar a yàq saako bi dañ ko war a dindi teg ko fële bu ko kenn nëppal bu ko kenn ruus même bu ñu ciy saaga sax nanu jaral mais nañ ci am ndam mooy li nga xam ne ni tudd nañ ko muy Alioune Fall mi nga xam ne nii moo jiite coordination bi kenn wérantewul ni liggéey bi muy liggéey fii du liggéey dafa yomb mais coordination bi bureau la mu bokk ci ay naataangoom ku ci nekk responsabilité bi ñu la ci jox yaa ngi koy def sa kéem kattan suba ngoon yaa ngi ciy daw yaa ngi bàyyi sa liggéey di liggéeyal maanaam Sénégal maanaam mooy liggéey bi nga xam ne nii ñëpp ñoo ko bokk mais dama yaakaaroon ni loolu moom da ko war a rafetlu mais à chaque fois que nit ñi dem ci terrain bi wàññeeku bu ñëwee dañuy sax découragé parce que du leen apprécier li ñu def or que day def loo xam ne nii sax day contraire li nga xam ne nii moom lañ doon def mooy li ñu indi comme résultat da koy nier rafetlu ko loolu wax nañ ko léegi nag loolu dafa dem ba dal ci suñ kaw xaw ma ndax àggagul na ci yeneen commune rurales yi mais Ngidi la moom da ciy jooy moom fi ñu toll ni day jooy ndaxte benn 2019 ba léegi yaakaar naa ni yàggul waaye leemu defi fan ay section samp nañ ko fi au niveau de la commune de Ngidi la yiñ ci njëkkoon a samp bokk na ci yi nga benn ma cité ci Jëleerlu Silla Kër Mbaarik ak yeneen ginnaaw liggéey boobu Ndiak Sarr mi nga xam ne nii bokk na ci coordination bi ak Papis Boiro ak Abbas Boubou Ndiaye massification ñoom ñoo ñëw taxaw di samp cellule yooyu ñu war leen ci félicité ñu néew ci doole lool ñu organiser benn commission boo xam ne ni da leen ciy jàppale ma mën ciy cité ku mel ne Maysa Diagne mi moo tax man ni buñ naan waa ji xale la xale amul lii mooy mature ñu man laa déglu mais ay âge buñ ko wax nit am na 50 ans tam xelam demewul noonu nit am 18 ans mais bu exprimer da nga naan kii kan moo ko jàngal ba loolu ci liggéey noonu la demee kon liggéey bi ngeen di liggéey duñ ko man lu dul rafetlu. ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur di nuyu patriotes yi fi nekk yëpp di nuyu militants yi di nuyu sympathisants di nuyu ñëpp maintenant li waral mbooloo mi nag du ma guddal Ndiak Sarr le vice coordonnateur départemental ñëw na si en français Abbas Boubou Ndiaye ñëw si en wolof Mbayloo miy jóge fii di responsable cellule Kër Mbaarik ñëw na si aussi maintenant pour bañ a guddal rek problème li ñu fi tax a teew lenn dong la démission du coordonnateur départemental Aliou Fall li tax ñu bëgg mu démissionné nag lenn dong la dañu gis ni ni mu yore la coordination départementale bi baaxul ndax dafay parloo te daf ko bëgg a def moomeelu boppam te dekkuñu à l'antiquité ñu ngi au 21e siècle liberté la ñu wax n'est-ce pas démocratie la ñu wax parti politique lañ nekk bu mu tudd Pastef buy incarner changement buy incarner rupture ak yeneen parti politique yi nekk Sénégal ni ñuy doxee moom lañ bëgg ni muy doxee nag mooy lan fii amul yow yaay buur yaay buum yaay bummi di def ak dindi lépp lu ñu war a def dañoo war a toog di ko waxtaane mais dañoo gis ne Aliou Fall ni muy doxalee du noonu moom mooy toog si néegam di wax di def ak dindi bu nit ñi nekkee si terrain bi moom mu nekk foofu yor ay biigam ak fëyam lu nit ñi def mu bëgg ko invalider ñu nekk si terrain bi di utiliser suñuy moyens bopp di dagg suñuy activité di si dépenser suñuy xaalis di installer ay cellules bu ñu demee ba ñëw mu bind ay PV pour bëgg a installer pour bëgg a invalider suñu cellules yooyu ñuy teg si àll bi maintenant lii tax ñuy def ko nag du lenn ñun intérêt personnel tax ñu jug intérêt Sénégal moo ñu tax a jug intérêt Sénégal bi mooy lan la personne de Ousmane Sonko sax ne nous intéresse pas xam nga lan moo ñu intéressé le projet bi nga xam ne si Pastef mettre na ko en place te sénégalais yi gis ci seen bopp muy lan muy incarner indépendance totale
démb ci conférence de presse bi Ousmane Sonko def dégg ngeen li mu wax dañu soxla indépendance mënuñu am indépendance ba pare France di ñuy wax li ñuy def ak lu ñuy bàyyi projet boobu nag muy incarné moom la ñëpp gis seen bopp sénégalais yi gis seen bopp lu ñu nanguwul ak Macron di ñu ko def lu ñu nanguwul tamit Macky Sall duñu ko def duñu nangu Aliou Fall dikk Louga gii duñu ko incarné ñun Louga lañ dëkk ay njàmbur lañu suñu papa Louga la dëkk suñu yaay Louga la dëkk ay njàmbur lañ ci deret suñuy mbokk fii lañ dëkk maintenant nag gan du yeewu béy moom mënul dikk ñu invité ko à Louga mu nekk fi ba pare bëgg ñu dicté ay luwaam moom day dikk ñu ni ko toogal mais mënul dikk nag di séddale loolu dafa leer ñun looloo tax nag ñu woote réunion bi pour réclamer la démission de Aliou Fall ndax gis nañ ko teg nañ section communale au niveau de la commune de Ngidila ñu envoyé ko lettre information envoyé les responsables de cellules yépp yi nekk au niveau de la commune de Ngidila à peu près une quinzaine de cellules yu ñu installé ñoom ñëpp joxe seen accord à moins de 12 heures de temps minuit ma jël sama téléphone vérifié mu envoyé ma message ni ma finalement du mën a teew installer cellule bi mais moom bu mënta teew la coordination c'est pas une personne c'est une équipe mu envoyé ñu d'autres personnes yoo nga xam si mën nañu ñëw installer mais li ñu la wax rek bëgg na ko def affaire lu moomeelu boppam nekk buur di buuma ko di nasa ko nocci te loolu duñ ko nangu comme moom disponible dafa am yeneen activités yu muy dox loo nga xam si Pastef jaralu ko mu dagg ay activités am dikk di ko di ñu installer section communale bi na envoyé ñeneen mu ñëw installer ñu ko mais la ko fa li ko metti du loolu mooy la mu bëggoon moom moo sottiwul ñun waa responsable lu cellule commune Ngidila duñ nangu loolu li ñu nangu lenn la maanaam ñun ñooy décider suñu bopp mais kenn duñu décider kan mooy doon le coordonnateur de la section communale bi ñu waxtaanee suñu biir dañuy toog responsable cellule yépp ni Maïssa Diagne la ñuy nommé comme le coordonnateur de la section communale comme mënuma manipuler nag comme mënuma wax loolu lu may def ak lu may dindi mu ni bu boobaa dinaa def tout ba coordination section communale Ngidila bii ñu def nag ñu invalider ko te loolu nag ñun waa Ngidila dañuy taxaw foo lu mu ko jaral nañu ko nag section communale Ngidila taxaw nañ ko keneen ku bëgg nag ñun tëjuñu parti bi bu ñu sañoon ñëpp adhéré bu ñu sañoon ñëpp nekk des militants ñëpp doon ay patriotes ndax Sénégal jëm sa kanam moom moo taxoon maintenant nag lu mu ko jaral nañu ko moom moo tax nag comme liggéeyul dafay yàq parti bi ñun ñu réclamer que moom mu démissionné mu dem keneen ñëw pour ñu mën a liggéey élection locale yi di ñëw on ne le reconnaît plus Aliou Fall le département de Louga ne le reconnaît plus comme son coordonnateur départemental reconnaître uñu ko te ñi ngi wax appel la ñuy woote au niveau national les patriotes Birame Souleye Diop l'administrateur mi ngi ñuy dégg diaspora bi yéen a ngi ñuy dégg Ousmane Sonko moo ngi ñuy dégg waa Louga ñee ngi ñuy dégg Aliou Fall on ne le reconnaît plus comme le coordonnateur départemental de Pastef. mooy ñun ñi nga xam ne ñoo ko jiitaloon ñun tey jiitalatuñ ko te tey buy waxatul suñu tur ñi ngi dégg ni dimanche bii suba dañuy daje kër Lika Diaw mooy le coordonnateur des khalifistes la coordonnatrice sax du moins tey jii pour lan wax ay mbir wala leneen ak leneen tey loolu lépp ñun intéressé wuñu ñun ñorunu Aliou Fall li mu waxati dootu ko wax ci turu Pastef suñu tur ñun waxatu si te lenn moo nu ñor nag mooy Pastef dox te Pastefu Louga nag lu koy doxal mooy doomu dëkk bi doxal ko ñu xam dëkk bi doxal ko ñu dëkk bi ñor tey ñun Pastef moo nu jaral lu nekk bàyyi sunu temps bàyyi sunu alal bàyyi sunu lépp ngir Pastef tey boo gisee tey waa Kër Mbaari gii ñëw tey jii bu fekkonte ni tey jii ak ku mel ni Guèye mi toog tey jii Cheikh Oumar tey am na si loo xam ne si tey ay nitu dëgg ñoo fi toog des personnes de valeur ay nitu jàmbaaru fàq dëkk te daan xam ne tey jii ku wax Cheikh Oumar mii tey wax Maka Bira Guèye wax Cheikh Oumar mii tey wax Altieri wax Louga ku wax tey waa Kër Mbaar yi wax waa Louga ku wax tey Jamil mii jóge fi léegi tey wax Louga ndax tey daanaka ñun ñëpp ñoo fi toog di waa Louga tey nag ñun ñoo taxaw ni Aliou Fall basta doy na ñun sonn nañ si yow parce que sonn na ñu jeex looloo nu ñor tey jii looloo nu fi tax a toog ñuy wax ni tey ñu ngi interpellé l'administrateur du parti Birame Souleye Diop ni ko parti bi tey fii du ay copinage wala ay copinerie moo koy doxal ñun ñooy doxal suñu parti Louga amul kenn ku nu mën a tànnal njiit ñun ñoo koy tànn te lum nu jaral nu ko parce que ñun le don de soi pour la patrie lan wax ñun dugg na si Pastef ngir ay nit danoo dugg si Pastef ngir réew mi parce que yaakaar nan ni tey dëgg moo fa ne te sëñ Abdoulaye daan wax naan dëgg bu raflee si penc jàmm du fa am te dëgg nag moo fi war a am
ndax dëgg bu fi amee tey jii mooy tey parti bi dox te dëgg gi mooy lan Aliou Fall dégage ñu am suñu jàmm ñu doxal suñu dëkk bi ne. ñoo ngi nuyu ñëpp ñi teew tey ci conférence bi nga xam ne ci waa parti bi di Pastef les Patriotes bi nga xam ne ci ñoo nekk ci département de Louga ñoo ko woote bokk ci ñi nga xam ne ci ñoo nekk ay responsable de cellule nekk ci section communale yi bokk ci aussi ñi nga xam ne ci ñooy responsable de section nekk ci aussi ci biir commune ci département bi bokk ci aussi ñi nga xam ne ci ñooy responsable de section cellule département au niveau de la coordination ak ñi ci nekk aussi ñi nekk ay responsable ci bureau coordination départementale de Louga woote bii nag lenn moom mooy mbébét bi mooy ñu demander que Aliou Fall gi nga xam ne ci mooy nekk responsable coordination départementale provisoire mu tekki ay ndombal tànkam laaj boobu nag ñuy laaj dafa nekk laaj boo xam ne ci dafa légitime ndaxte bañ koy tabbu ña fa nekkoon tey sooy xool xaaj ba nekkaat nañ fii ci salle bi pour demander waat la même demande donc ña ko fa tegoon ak ñeneen ñu ci yokku ñoo ñëwaat tey ni ko comme que ñoo la joxoon suñu coordination départementale dañ koo bëgg a jëlaat ci yow te loolu warul am benn jafe-jafe yaakaar naa ni li tax ñu koy demander nag lan moo ko waral dafa am ay fait yoo xam ne ci moo handicapé Pastef Louga bi ci jiitu mooy li nga xam ne ci mooy coordination départementale bi nga xam ne ci moom moo ko jiitee ñàkk a dox gim ñàkk a dox te kenn warulu ko loolu ka ko jiite mooy bañ jógee ci élection présidentielle yi ba léegi kenn mënu laa wax ni Pastef Louga am na réunion boo xam ne ci réunion bu tax ñaan réunion la ndax réunion boo xam ne ci amul PV amul convocation te kenn yëgu ko jàpp naa ni depuis 2019 su ne parti boobu mi ngi existé ba léegi wala structure boobu mi ngi existé yaakaar naa kon ay nax sa bopp la donc depuis 2019 ba léegi jàpp leen ni coordination départementale de Louga ba léegi réunirul une fois pour rek xool lan mooy doxal parti bi fii ci Louga kon loolu yaakaar naa ni motif la pour rek ñu xam ne kon lii kii yor lii Aliou Fall yor doxalu ko beneen mbir mi ci dysfonctionnement yi mooy tey jii Aliou Fall ci biir coordination départementale ñun ñii ci nekk ci bureau bi amuñu benn information amuñu benn xibaar boo xam ne ci dañ koy xam soit bu jógee fii ci département bi wala bu jógee fii ci commune bi wala bu jógee ci gouverneur wala bu jógee ci préfet te intéressé parti bii di Pastef donc loolu nekk na ñàkk a doxit yoo xam ne ci parti bi ci Pastef rek la am te la ko waral mooy ka ko yore du woote réunion wante aussi du partager information donc lépp lu mu xam ci parti bi su jógee ci commune da koy téye su jógee ci département bi da koy téye su jógee ci section communale da koy téye donc nekk na ko xam ne day def rétention d'information donc ku mel noonu aussi jàpp nañ ni warul mën a continuer di yor li nga xam ne ci ñun ñëpp ñoo ko moom beneen bi aussi mooy fii ci parti bi am na ñi ngi jëm ci ay élections locales te élection locale dafa laaj waxtaan ak ñi nga xam ne ci yéen a seq li nga xam ne mooy wujjee politique bi te ci yu mel noonu dégg nañ ni Aliou Fall mi ngi wax ak ay nit ci turu Pastef Louga te bureau bi nga xam ne ci mooy bureau de la coordination départementale amul ci benn information loolu itam ñu jàppee ko mi ngi def loo xam ne ci ñun yónni wuñ ko te kon lam fay wax mi ngi ñuy engagé te loolu kon jot na aussi ñu wax ko lañ la dénkoon dañu ko bëgg a nanguwaat ci yow bi ci mujj aussi mooy li nga xam ne ci mooy dernière réunion bi mu defoon keroog préfecture dem ci turu Pastef boobu ak léegi am na une semaine mais ba léegi wootewul benn yoon ni ba ma demee préfecture kat lii ak lii laa fa jëlee donc nekk na koo xam ne ci ni muy doxalee ay mbiru Pastef daa jàpp ni moom moo ko moom daa jàpp ni mbir yee boppam la comme que nag ñun ñoo ko dénkoon ci jàmm ak teraanga yaakaar naa ne aussi jot na aussi ñu mën koo laajat lañ la dénkoon delloo ñu ko su ko defee ñu xool ñun suñu biir kan lañ yaakaar ne mën na koo doxal su ko defee ñu jox ko mu doxal ko beneen mbir mi aussi bi ci gën a grave nag ci parti bi mooy Pastef dafa nekk parti boo xam ne ci yaatal parti bi mooy li ëpp solo ci parti bi ndaxte don le soir boobu ñuy wax Sénégal yu bëri dañ see gis seen bopp wante Aliou Fall comme que moom jàpp na ni moom mooy buur di bummi jàpp na ni moom Pastef dem na ba ni sax moom képp kum supervisé wul nga teg cellule boo mën a teg baaxul donc Aliou Fall moom rek moo mën a teg cellule mais nag daa fekk nag mu dëkk boo xam ne ci Louga la ñi fi xam bëriwul
bokk yi mu fi am bëriwul affectage moo ko fi indi donc mënu fee teg ay cellules yu bëri yàlla def ko aussi ñim jàpp ni ñoom liggéey ngir moom ñooñu fi lañ dëkk fi lañ am ay mbokk donc créer cellule nekk na loo xam ne si lu yomb la si ñoom léegi la fekk ñoom di créer ay cellules ñëpp ràññee ko ba Pastef national wax ni waa Louga yéen ak waa Touba jàpp nañu vous êtes les 2 meilleurs massificateurs du Sénégal moom Aliou Fall li muy mën ak li muy def mooy heure bu ñu defee dara rek mu bind lettre ni lañ ñuy defar kat soit baaxul wala boog nañ ko invalider donc moom nekku fi lu dul jéem a tas yàq ak diviser ngir ay intérêt boppam loolu nag jàpp nañ bu fekkee moom moo la ñor ñun li ñu ñor mooy fexe ba Pastef Louga élection yi di ñëw au moins mu am fi ay jéego yu jëm sa kanam te la ko indi mooy massifier bañ a diviser te aussi ba bëgg a boole mais Aliou Fall loolu lépp nekkul ci moom. beneen mbir mi aussi mooy li nga xam ne si moom la ñëpp di ñaawlu fii si Louga mooy Aliou Fall mënul dialogue d'ailleurs bureau bi nga xam ne si ñun ñoo fa bokk nekk mooy bureau WhatsApp groupe WhatsApp ba ku ko fa interpellé si benn question au lieu que moom mu lay woo wala boog mu tontu la day wut ay recruteur wala boog ay rédacteur ñoo xam ne si ñoom ñoo koy waxal ñoo koy tontul ñoo koy conférenceal ñoo koy bindal te loolu yaakaar naa ni loolu bu fekkee yow la dégg mënoo ko kon la ëpp la gën a yomb mooy nga teggi sa tànk nga teggi sa ndombal tànk Aliou Fall soo ko interpellé si groupe bi du la tontu Aliou Fall soo ko su amee information du ko partagé Aliou Fall du woote réunion Aliou Fall day invalider ay section Aliou Fall day invalider ay cellules Aliou Fall day saaga ay militants Aliou Fall day bunduxataal ay nit Aliou Fall daal mooy sunu nattu Pastef Louga loolu nag moo tax tey nag ñun ñu ni au-delà de tout ça Aliou Fall il doit dégager. léegi nag saaga yooyu nag nekk na ay yoo xam ne si ñun Pastef sunu parti du demee noonu te lii ñu woote dara amuñoo histoire amuñoo xarma yàlla Aliou Fall mais nag Pastef gi nga xam ne ñun ñoo ko bokk duñu xool dara mu di ko yàq loolu moo tax tey jii nii fii au niveau de Pastef Louga malgré ay saagaam malgré ay saaga ay soxnaam malgré ay saaga ay boy yum recruté malgré ay saaga yooyu yëpp ñun duñ ko ton si loolu mais li ñu koy wax rek mooy fii et maintenant que à partir d'aujourd'hui Aliou Fall n'est plus le coordinateur départemental de Pastef Louga. À partir d'aujourd'hui, Aliou Fall, nous ne te permettrons plus de parler au nom de Pastef Louga. À partir d'aujourd'hui aussi, bépp manifestation au nom de Pastef, tu peux être invité comme militant, mais tu ne peux plus parler comme coordinateur. Donc loolu moo nekkoon wax ji di yaakaar rek dana dugg ci ay nopp nit ndaxte nag yaakaar naa ne bu fekkee duggul ci ay nopp nit fa mu jëm ak moom yaakaar naa du nekk loo xam ne lu neex la donc ñi ngi nuyu ñëpp di jaajëfal rek di leen kontaan. giri daga golle amul toog ñu xoole baka sara demba mande